mbokki internet yi ñuy suivre ci seen chaîne de télévision préférée Khass TV comme ni ñu koy faral di defee saa su ne lépp lu xam ne dafa soxal askan wi ci lu jëm ci ay information moo xam ci fànn bu mënti doon rek dañ ci xar suñu tànk tubéy ngir andil leen ko ngeen gën cee am lu leen leer tey nag ñu daal di déplacé wu fekk ci koo xamante ni ji kenn du ko présenté ci milieu presse bi muy suñu grand Lamine Samba tey nag ñu fekk ko fii ci barab bi nga xam ni d'habitude chaque année noonu lay def muy fi nga xam ni mooy fi nga xam fi lay jàppandal voilà muy jàppandal nga xam ni ñu bari léegi xam nañ ko muy lu am solo loo xamante ni ji da koy def ci wàllu opération tabaski waaye tey nag avant ñuy wax ci wàllu xar yi dañuy xuus ak moom ci li nga xam ni domaine am la li nga xam ni ku ko ci fekk aussi boo ko laajee dina la ci mën a wax lu bari muy wàllu làmb kon Lamine dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog askan wi lay seetaan rawatina les Sénégalais de la diaspora ak ñi nekk ci réew mi ak àdduna bi yëpp ñu door a dugg ci laaj ak tontu yi. jaajëf maa ngi ziar mais yow désinfecté woo sa micro bi sax nga jékki-jékki rek joxuma ko noonu non c'est vrai mesure barrière gars yi dañ ko war a respecté comme micro yi ñëpp dañ ciy wax dañ ko war a désinfecté c'est important parce que mbas mi nekk ci réew mi wër àdduna te fi ñu toll nii nekk ci Sénégal ñun dañu war a ñaan yàlla mu jóge fi moo tax bu ko rusee nit mu ci am kersa si mesure barrière raxas sa loxo ba mu set distanciation sociale takk masque c'est important maa ngi nuyu diaspora bi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi maa ngi nuyu ñuy seetaan ci Khass TV ci àdduna wërngal këpp asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu nuyoo ba pare nag dañuy daal di xuus rek ci laaj ak tontu yi nga xam ni war na am suñu diggante ak moom bi ci jëkk nag mi ngi jëm ci combat yi nga xam ni mën nañ jàpp ni taxaw na jamono yii biñ ci nemmeeku tamit bokk na ci combat Tapha Tine Boy Niang ak combat Gris Bordeaux Balla Gaye 2 combat ki nga xam ni tamit mooy Gouye Gui ak Reug Reug combat Sa Thiès ak Garga ak combat Modou Lo Ama Baldé mu nekk combat yoo xamante ni ji yaakaar naa bu yàlla defee ba li ñu tënk nii muy mbas mi ñu génn seeg jàmm ba ñu delluwaat ci activité yi lamb ji daal di delluwaat fa mu nekkoon yaakaar naa Lamine dina nekk combat yoo xamante ni ji sénégalais yëpp dina kontaan rawatina mbokku amateurs yi tey boo doon def benn jàngat jëm ko ci combat yooyu ak en tant que expert ci wàllu lamb lan lay doon. dañuy boole yëpp wala dañ koy benn. laaj ko par benn. voilà waaw léegi bi ñu njëkk rek mooy combat Tapha Tine Boy Niang. est-ce que ñoom ñaar loolu lañ bëggoon ñoom ñaar ñu daje. waaw parce que amateurs yi mi ngi dépendre ci mi nga xam ni mooy promoteur bi gis-gisam ak bëgg-bëggam waaye am na loo xam ne ji bëgg-bëggu amateurs yi ñaari mooy ëpp doole ka gis-gisu ki nga xam ni mooy promoteur bi. Tapha Tine bëggul woon Boy Niang bëggul woon Tapha Tine. kon lu leen boole. Boy Niang Balla Gaye la doon wut Tapha Tine roi des arènes la doon bëgg a dajeel xam nga lan moo tax ñoom ñaar ñu daje Balla Gaye dafa dem jëli beneen avance. Tapha Tine mu leer ko ni moom su jëlul Boy Niang daawaati jéeg la gëj a bëre moom ak Yékini Junior dootul bëreeti kon ñoom ñaar xaalis moo leen boolee gum parce que ñoom ñaar ku ci daan par force place ba nga nekkoon da nga fay nekk Tapha Tine bul fàtte ni il a une fois bëre combat royal Tapha Tine daje na fi ak Balla Gaye jamono boobu Balla Gaye mooy roi des arènes bu daanoon Balla Gaye Tapha Tine mooy roi des arènes bul ko fàtte. xam nga tolof yi mu am ci làmb yëpp xam lu ko indil daanu bi mu daanu digganteem ak Ama Baldé ñëw jël Yékini Junior daan ko mais daan boobu mu daan Yékini Junior yóbbuwu ko fenn comprendre kon am lu mu prouvé waat ci làmb loolu lay def lan lay prouvé waat ci làmb jël Boy Niang bi nga xamante ne nii bëri na ak ku nekk ci làmb Boy Niang moo daan Sa Thiès Boy Niang daje ak Lac de Guiers numéro 2 ñoom ñaar décision arbitrale moo ci mujj mu ñëw ne damay laaj Balla ñi naan teel na ñi naan teelul ñi naan teel na promoteur dem seeti ko mu laaj xaalis boo xam ne promoteur bi mënu ko koo fay mu dem jëli Tapha Tine ak risques yi si nekk yëpp donc bu fekkee ne laaj na ko am na Boy Niang lu mu bëgg a wane waaye léegi Boy Niang bu yàlla defee mu daan Tapha Tine kan mooy tere digganteem ak Balla Gaye taxaw kan mooy tere digganteem ak Modou Lo taxaw kan moo koy bañ a tere dugg dans la cour des grands basta je donne ma langue au chat mu nekk ay combat yoo xamante ni combat Tapha Tine ak Boy Niang mën naa ko tuddee combat de la confirmation ndax da ngay dem ci cercle des VIP wala da ngay des
loolu analyse bu pertinente la ci combat bi nga xam ni ñu ngi koy yaakaar bokk ndaxte nag Sénégal moom tàmm nañu nas dara ba mu yàgg dem yaakaar yàkkeeku waaye am nañu yaakaar ni combat boobu dina taxaw ci ni ko Lamine analyse bi mu ci def bu loolu lu nu mel bu amee ñoom ñaar ku ci daanu rek faveur lay dina am avantage bu mu lay indil. ci loolu dañuy dem ci combat bi nga xam ni tamit sénégalais yëpp bëgg nañ ko kooku moom kenn laam-laameewu ko muy combat Gris ak yi nga xam mooy Balla Gaye nga xam ni boo fàttalikoo seen combat ba nga xam ni ci point la ko Balla gagné woon mu nekkoon combat bu metti mu war a dellu combat la boo xam ne combat moom it de confirmation la si ñu ko mën a waxee. waaw combat confirmation la mais combat boo xamante ne la yéen ñëpp dégg ngeen Balla li mu wax jongante mi may def dimanche spécial Balla Gaye dégg ngeen ki li mu wax li mu bëgg mooy nekkaat roi des arènes loolu rek la bëgg. Lamine loolu dina yomb ci Balla. ma expliquer la Balla ci carrière u làmbam pour man mënatu la am lu metti li mu passé parce que est-ce que Balla dina bëriwaat 5 combats wala 6 combats Gris Bordeaux est-ce que dina bëriwaat 5 combats wala 6 combats xam nga kon ñoom li leen fi dese mooy sortir par la grande porte naka la ñuy sortir par la grande porte ñoo yey ñoom ñaar ñu daje parce que ñoom ñaar ku ci daanu booy dañ lay soccoo dañ lay def ndaalu jàkka ji ku bëgg yéeg jaar ci sa kaw mais ku ci daan kenn mënul fexe ba doo bëri roi des arènes loolu moom nit mënu ko fexe ci cadre boobu laa ko waxee mu nekk loo xamante ne nii lu am solo la combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux non coow Fass ak Guédiawaye la boobu coow yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm. ba tey Lamine dañuy continuer rek ci beneen combat boo xam ne tamit combat bu am solo la nga xam naa ne bu taxawee dina bokk ci combat yi Sénégal yi gën a apprécier rawatina amateurs yi muy Gouye Gui ak Reug Reug ku ne xam ne ni Gouye Gui am na lu mu mane bañ tuddee ko Gouye Gui simpi mais ki nga xam ne mooy Reug Reug tamit tournoi MMA bi fi amoon ku ne xam na ni def na fi jalooro bu rëy ndaxte champion ba nga xam ni moom la ñëpp doon kii moo ko yenu fii ci Ndakaaru teg ko ci suuf mu wane dooleem am fulla ci li muy def am kattan waaye am tamit fi mu toll nii li nga xam ni mooy technique boo xam ne ji foo ko takk weesu na ko doole ja moom dañ ko jëlaale kon combat boobu tey boo si doon def njàngat ci ñaari ndaanaan yooyu lan lay doon. wax nga ko léegi bu taxawee kenn mënul tere ba cercle VIP du am benn gan force combat boobu bu taxawee cercle VIP day am benn gan lu xew alhamdulilah combat Reug Reug ak Gouye Gui bu taxawee cercle VIP dina am un de plus baal maax xam nga lu tax muy am un de plus Gouye Gui gis ngeen ko boobu ak léegi mu doon laaj Eumeu Sène boobu ak léegi mu doon laaj Gris Bordeaux mënta woon bëre ak moom ndax dafa amoon lu ko kale ñu doon dox combat am ak Ama Baldé préféré dem bëre ji combat royal Reug Reug ñëpp xam nañu ni ñiy téye ji làmb ëllëg Reug Reug ci la bokk ñiy téye ji làmb ëllëg Reug Reug da cee bokk waaye léegi ñoom ñaar soo leen boolee fan lay dem combat bu neex la bu fekkee taxaw na combat bu neex lay doon combat boo xamante ne ni kaay ma xamal la ñaar xoolal Reug Reug ak Gouye Gui non bul sonn man moo ma dàqal ci combat yëpp te wax nga ko léegi. mu nekk lu am solo ci li nga xam ne mooy njàngat bi nga xam ni Lamine mi ngi koy def ci combat yi nga xam ne am nañu yaakaar dinañ ko amal ci arène bi bu lépp delloo ci jàmm. beneen combat bi nga xam ne tamit bi combat sax moom it yaakaar naa ni Lamine dina doy waar de Sa Thiès fu mu daje ak Garga Mbossé loolu yaakaar naa ni tey bu doon match de foot la ñu ni prolongation du fa am. ñoom ñaar ñëpp bëgguñu woon loolu Garga Mbossé dégg ngeen ko mu doon laaj Lac de Guiers numéro 2. bi mu xamee ne Lac de Guiers numéro 2 échappé na ko ci la daw ci Sa Thiès Sa Thiès it dégg ngeen ko ambition am nekkul woon loolu Gris Bordeaux la doon laal kon léegi ñoom ñaar ku ci daan jàppal nit di nga dem cercle VIP ñoom ñaar nag ay maas lañu mais xam nga lu ma ci jaaxal revanche la diggante Balla Gaye ak Modou Lo ku xam Garga xam ni parcelle la ku xam Sa Thiès xam ni Guédiawaye la kii Modou Lo moo koy indi kii Balla Gaye moo koy indi mais combat yu neex lay doon non combat yu neex lay doon. belle analyse voilà kon nag combat bi nga xam ne nag mooy daj dëpp gi nga xam ni yàlla def na tolof juddu na ci ki nga xam ni moo ko daal di taxawaloon muy suñu tonton Luc Nicolaï ñu koy ñaanal yàlla génn ko ci xat-xat yooyu te am nañ ci yaakaar combat boobu tey Lamine bokk na ci combat yi nga xam moo jiitu ñu fi lim yëpp te ba léegi sénégalais yi ñu ngi koy xaar ba léegi sénégalais yi am nañ yaakaar ni combat boobu A ou B ñoom ñaar dinañ sëgg tey bu fekkoon ni tey boo doon xool état Modou Lo ak état Ama fi mu toll nii
bu ñu woon combat bi suba ñu tëgg ko ban pronostic ngay joxe. non xam nga man moom gëj naa gis Ama gëj naa gis Modou Lo mais sportivement ku daan nekk roi des arènes Ama bu daanee Modou Lo mooy roi des arènes Modou Lo bu daanee moo delluwaat nekk roi des arènes kon combat boobu dafa nekk un combat royal bés boobu xam naa ni amateur yi ku ci nekkul buur sax doo seetaani ndax combat royal la boo xamante ne nii kaay ma jox la ci nag loo xamante ne nii sama jàngat personnel la te bind ko mooy bu Modou Lo daanee Ama Baldé Balla Gaye daan Gris Bordeaux ñetteelu combat Balla Gaye ak Modou Lo kenn mënul fexe ba du taxaw waaw bu Ama Baldé daanee Balla Gaye mi doon wax ni maa bëgg roi des arènes fu muy jëleeti roi des arènes bu ko Ama yoree ci loxoom Ama rakkam la ni ñoom ñaar duñ bëre kon Balla raccroché moo koy gënal xanaa Ama ñëw ne ko grand li nga doon wëree ngi nii man sa rakk maa ko jëli indil la ko bu dul loolu benn picc benn xeer bu jam ñaari picc la Balla il est entre le marteau et l'enclume et il a déclaré devant tout le monde opinion nationale internationale wax leen ñëpp di dégg mu ne leen man li ma bëggaat mooy nekkaat roi des arènes loolu la wax ñëpp di ko dégg waaw mais bu ko Ama jëlee fu mu koy nekkaatee te Ama rakk jële combat bi doy na waar de. Belle analyse alors toujours égal à lui-même Lamine Samba l'expert l'incontournable du milieu li nga xam ne mooy axlu làmb tey moom la ñu jàkkaar lool tey nag Lamine ginnaaw bu ñu duggee ci combat yi dañuy ñëw rek ci promoteurs yi ndaxte boo xoolee ki nga xam ni sa doom la ci yow mu bëgg la sopp la fu ñu la gis la fa moom it fu ñu ko gis la fa daanaka muy jamaïcain am na lu ma déy sànq ni am na lu mu jot a taxawal mais loolu mu taxawal noonu mu nekk événementiel la bu ngand sax bu Sénégal yoo xam nañ ci bàyyi xel est-ce que mën nga ci dellu. non dama bëgg après nga jël jàmm dama bëgg après jamaïcain dama bëgg après moom nga jël ko parce que taxawal na ay combat yoo xam ne te suba mi ngi waaj a def benn signature boo xamante ne nii moom it combat royal la xam nga Double Tyson bu Kaolack xam nga xoyantaan bu Gambie mais ñoom ñaar boobu combat fan nga koy jël dëgg ko Kaolack boobu combat kenn mës ta gis loolu suba la signature bi fi mu nekk ay combat yoo xam ne ay combat yu neex la moom après da nga koy jël spécial dina la wax combat yi mu taxawal bul fàtte ne Leket ak France da koo taxawal Gambie day toj mooy tolluwaay Modou Lo ak Balla Gaye xale la mi ngi raam te raam bii muy raam nii man moom moo ma neex. yow sax sa kilifa Ablaye Diop xaas damay dellu si waat foofu li mu jënd ci ay xar fii jox ko doomu aadama yi kenn xamul nu mu toll te bëggul ku ko wax léegi la ñëw journaliste bu mag ci réew mi Ablaye Diop xaas ne ma yeewil xar mi ci gën a mag nga jox ko léegi la ko jël si devant tout le monde ay xar yu bari ngi fii Ablaye Diop xaas moo ko jënd yëkkati ay millions yu bari jox ma ko jox ma ay liste ay doomu aadama ne ma bu ñëwee nga jox leen yàlla na fi yàgg nit ku baax la nit ku gore la nit ku man nag li may gis mooy Ablaye nit ñi dañ ko comprendre mais bés bu ko nit ñi comprendre dinañ xam ne nit gënu ko ci àdduna maa ngi koy ñaanal jàmm maa ngi koy ñaanal salaam maa ngi koy ñaanal sutura nit ku baax la mais sama waa ji foog nga waneel moom. mais tëjal ak Luc Nicolaï nag. sëñ Fallou yàlla na ko yàlla defal jàmm sëñ Fallou li may ñaan président Macky Sall solennellement laa koy ñaanalee xam nga solennellement mooy lan moom mooy le chef suprême des armées moom mooy le président de la république na jéggal sëñ Fallou Luc Nicolaï décret signature rek ñu jéggal ko Macky Sall amul luñ ko deful mu jéggale amul luñ ko deful mu jéggale lim dégg est-ce que président mës na koo dégg mu jéggale passer l'éponge mais Luc Nicolaï lu mu bon canaliser na jeunesse bi lu mu bon am na lu mu liggéeyal président Macky Sall mooy keroog ba mu taxawalee Modou Lo ak nga xamante ne moom mooy Ama Baldé réew mi dafa daloon politiquement réew mi dafa daloon socialement réew mi dafa daloon économiquement moi je pèse bien mes mots xam nga lu tax ñëpp dañu fàtte lépp naan Ama Modou keroog bañ jàppee Luc Nicolaï ñëpp a jàpp seen bopp wuy yaay fan lañ jëm kon am na lu mu liggéey ci réew mi nañu ko jéggal te yàlla tax président Macky Sall jéggal ko te yàlla tax. jërëjëf mu nekkoon Lamine Samba voilà Lamine Samba nga xam ni nekk na koo xamante ni ji ci wàllu axlu làmb yaakaar na su si àddoo rek ñëpp dinañ ko bàyyi xel ndaxte la muy wax dafa am fu wóor fu mu koy teg da koo dund mais tamit da koo xam jàngat ko
ba nga xam ne lu mu ci wax rek maanaam du ci mën a bouger lenn kon ñuy jaajëfal suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo doon suivre ci seen télévision Khass TV ci seen numéro bi nga xam ne tey ñu ngi ko jagleeloon Ahlou Lamb di leen jox rendez-vous ci beneen numéro